d'exploitation bu Comium di ñeenteelu opérateur télécom foofee ca Gambie ndax ñàkk fay seen i taxe daal dinañu koy dakkal ci biir réew moomee gannaaw ab bataaxal bu tukkee ci kilifa bi nu dénk lépp lu jëm ci réguler télécommunication yi foofee ca biir réew ma ngay xam leen nag ci biir at mi bile nag moo di ñaareel bi at bu nga xam ni société libanaise boobee di filiale bu Comium groupe Luxembourg fayuñu seen i wareef seen obligation de taxe yi nga xam ne bu nu ko xayma toll na ci juróom-benn fukk ak juróomi millions yi dalasi maanaam lu tolloog 700 millions ci suñuy koppar ana nag gan ëllëg la gouvernement bi fas yéene opéré ci boobu lépp dossier nga xam ne nag ñi nga ci biir réew ma def na boobaak léegi fukki at ak juróom ñuy nag disputé ab marché ba nga xam ni marché bu tëju la jëm ci wàllum société télécom ëllëgug société boobee nga xam ne jamono ji suspendre nañu ko leeral yi daan ci ànd ak sunu ndaw la nu teewal ci Banjul suñu yeneen jotaay xibaar. ñuy dem ca Guinée yan waxtaan lañ fexe sumba tey ji la wax. ay dajala bu nga xam ne nag tàmbali nañu ko ni ki démb Sëñ Assane diggante CNRD di nag ñi nga xam ne ñoo faree ca bopp nguur ga jamono ji ak ñëpp ñi nga xam ni ay DAF lañu woon ak i directeur de régie ci nguur ga fa nekkoon mu di nag ay audit yi nga xam ni nag door nañu ko ñu bari nag jàpp ni ak bras de fer la diggante junte militaire yi ak ñi nga xam ni ñoo yoroon koppari nguur ga jamono ji nag ñoom directeur affaires administratives ak financières yu nguuru Alpha Condé ak patron yu régie yi jamono ji nag ñi nga xam ni ñoo di junte militaire ba ñu ngi leen di déglu ngir ñu andi leeral ci koppar yi fan lañu ko dugal ak fu ñu ko génne lépp nag bëgg nañu ci ay leeral ñoom junte militaire bi waral nag ban leen convoqué ni ki démb ci suba 8h lañu tàmbali di leen déglu ba 9h ci ngoon lañu dellu seen i kër yi ñoom ñooñee nag fas yéene nañ leen dégluwaat tey ji bu ñu sukkandikoo sunu ndaw lañu teewal ca Conakry déglu yooyee dooraat nañu ko tey ji ci suba ak ñi nga xam ni ñoo di DAF yeeg directeur de régie yi junte militaire ba moo koy amal. Mali lañ jëm waxtaanee fa mbirum karang gi ak it nag njiitu Barkhane lu mu teg ci loxol jawdin ji ko doon dalal. loolee nag sëñ Assane mi ngi dikk ci jamono bu nga xam ne nag tension bi wala ñagas-ñagas yi diggante Paris ak Bamako ñu ngay wéyandi gannaaw ba Paris fësalee ni dana wàññi lool dispositif militaire am bu nga xam ne ñoo nekk ci force Barkhane général Laurent Michon moom nag ki nga xam ne moo di naataangoom bu Mali bi nu dénk lépp lu jëm ci wàllum défense colonel Sadio Camara dalal na ko ci talaata ji waxtaan yi nag ma nga gën a soxal naka la ñuy gën a organiser dispositif militaire bu France ci terrain ba foofee ca Mali mu di nag daje mu nga xam ne ñoom ñaar ñu ko sekkoon ba nu génnee nee nañu amal nañu ko ci ab ambiance bu baax bu nu sukkandikoo ci ñoom ñaar ñooñee lu ni mel nag dafay dikk gannaaw ay propos wala kaddu yi nga xam ne juróon na fa coow te élimaanu jëwriñu transition bu Mali Choguel Maïga yëkkati woon ko di xam leen nag France dafa wan ginnaaw réew Mali ci wàllum kaaraangeel ko ak xeex lépp lu jëm ci wàllum woy fippu waaye nag ab rumeur yu soxal seenu ko déggoo ñoom ko jëm ci société privée de sécurité boobee di Wagner di ay russe waaye nag bu ñu sukkandikoo ci RFI Afrique mi joxe bi le xibaar ña ngay xam leen nag waxtaan bi diggante ñaari naataango yi adduwunu jëmale ci dossier Wagner boobule waaye nag bokk na si lañu fa waxtaanee naka la ñuy organiser waatee force Barkhane général Laurent Michon ma ngay joxe ay assurance ñi nga xam ne ñoo di kilifa yu Mali ne daañu gën a taxaw ci wàllum dispositif militaire français naam ne nag dañu koy wàññi seen collaboration dina gën a dëgër. wàllum état de droit li ci dugal ab plateforme. think tank wàcc yi ñoo daal di jël engagement ni daanu gën a taxaw jëm ci wàllum yoon bu tëddee njaaxaanaay fépp ci Afrique ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllum recherche ak projet ci boobu lekk plateforme di Ousmane Mané Kane moom nag ma ngay fësal ni procès politique yi ñu ngi am ba léegi ci continent bi waaye nag jot na ñu daal di débarrassé wu ci lépp lu ñu duppee procès politique fii ci continent bi wax na ko ci micro Mame Seynabou Babou. état de droit boobu noonu ndax respecté nañ ko fii boo xoolee tey am na ay citoyens yi nga xamante ne ñoom seen ak ak yëleef jàpp nañ ne état bi respecté na ko parce que tey boo demee si di nga fa gis ni ki am na ay décisions yi nga xamante ne ñu ngi koy rendre ay décisions parfois yi nga xamante ne décisions yi nga xam ne dafa favorable citoyens yi ak décisions yi nga xamante ne c'est défavorable à l'État. Ensuite am na ay évolutions yi nga xamante ne état yi ñu ngi koy def par exemple tey Sénégal juge des référés bi nga xamante ne moom moo nekk Cour suprême mooy permettre que dans l'urgence nit ki mën nga ko saisir et puis mu rendre benn décision si loolu noonu d'ailleurs moo tax tey ñu daal di suspendre li ñuy wooye concours ENA parce que juge des référés bi moom moo rendre benn décision.
si loolu noonu donc mais mu am beneen anam bi nga xamante ne am nañu jàpp ne état de droit dafa xaw a soox tuuti te ñi bëri ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy wax ñu ngi koy waxee si côté indépendance magistrature bi ñoom foofu noonu lañ koy waxee parce que si biir magistrature bi tey par exemple da ngay gis ne day am lu ñuy wooyee coïncidence maanaam day tolloo bu ñuy amee procès contre un homme politique généralement day coïncider ak ay période électorale ñu jàpp ni kii c'est des procès expéditifs contre ay opposants yi nga xamante ne c'est pour attenter à leur liberté de candidature ensuite procureur bi voilà moom mu ngi jokk ci ministère de la justice kooku di ko naan toppal bul topp donc yooyu noonu aussi war nañ ko xoolaat tey mënuñu tere ministère de la justice bi mu ne procureur bi toppal mais mun nañ ko tere mu ne procureur bi bul topp donc loolu noonu réforme la yi nga xamante ne dina tax ñu daal di gën a dooleel état de droit. waaw France Afrique seen rendez-vous ba ci Montpellier ni ki kon aljuma ak jàmm lan moo ko wëndoo. loolee nag ndax dafa nar a doon sommet buy dekkalaat li nga xam ne moo di lien yu boole woon Afrique ak France organisation sommet boobee nag ci fàttali bile yoon bu njëkk ay njiital réew Afrique duñu ca teew waral nag ñu nga ko confier philosophe camerounais bii di Achille Mbembe moomee nag daal dinay sax fësal ab rapport ba nga xam ne ma nga cay sàkku ci réewum France ñu daal di reconnecté waat ak génération bu yees yu doomu Afrique yi daal di nag gën a dégluwaat seen i xeex ngir wàllum démocratie ci fàttali nag sommet boobee mi ngi dikk ci jamono bi nga xam ni influence su France mi ngi tàmbali am ay ñagas-ñagas rawatina seen diggante ak Russie Paris daal di am jafe-jafe ak Bamako wax nañu ko léegi Afrique du Nord foofee nag seen diggante ak Algérie am na ay coow jamono ji gannaaw ay kaddu yi nga xam ne njiital réew ma Emmanuel Macron yëkkati na ko Algérie di ko ŋàññi ni lu ni mel daanaka sax ay saagale ci seen diggante ñoom ñaar ci ab rapport bu nga xam ne nag moom Achille Mbembe rapport bu 150 pages jébbal na ko njiital réewum France Emmanuel Macron ma ngay nag formuler lu toll ci fukk ak ñett ci ay sakkute ngir nag lu dekkalaat relation wu Afrique ak France ñi nga xam ne nag ni ki indépendance africaine yi la ba léegi moom nag ci loolee ma ngay sàkku ñu taxawal ab fond bu nga xam ni dañu koy jagleel gunge lépp lu nga xam ne ay initiative la ngir yeesalaat wala ngir dëgëral démocratie ak it ay programme yi nga xam ni dina gën a mën a may étudiants yi nga xam ne ñooy tukkee ci continent bi ñu mën a am mobilité ci biir France jaarale ko ci taxawal ak forum euro africain yu soxal wàllu migration yi sëñ sa loolu moo ndax képp xibaar bitim réew yi. Kendal jàmm soxna wa. Groupe Info Net 77 186 72 50 abonnements 1000 francs et chaque fin du mois 1000 francs. foofu ministre gi yore wàll biti réew mu di ministre des affaires étrangères dafa wóolu ambassadeur bu France. daf ka wax li leen métti ak li nga xamante ne rafetlu wuñ ko ci ay kaddu yi nga xamante ne njiitu France yëkki na ko ne ñoom nag ñu ne loolu daal du ay kaddu yi nga xamante ne kaddu yu xaritoo lañ Emmanuel Macron dafa yëkki ci woon ay kaddu ne état bi faw mu dellu ca Mali jaar ci yoon jaar ci éducation naka noonu itam ca police ba fu ne bi muy dalal ambassadeur ba nga xamante ne woolu na ko nag Abdoulaye Diop waa France ñu defar diggante gi ñaari parti yi gën a jox fula xeex lépp lu jëm ci wàllum jihadiste ca région ba. foofu ca Bénin moom am na drogue boo xamante ni quantité bu jéggi dayoo la sax saisir nangu nañ ko foofu. lu toll ci 2 tonnes ak genn wàll ci cocaïne drogue boobee nag ñu ngi ko fekk ci Cotonou ca biir dëkk ya loolee la kilifa yi Bénin xamle ñu ne nag fukki nit ak benn ci doomu aadama seeni nationalité bokkul nag ñoom la ñu teg loxo ci mbir moomee ki ka xamle moo di procureur bu cour béninoise de répression des infractions économiques et du terrorisme di CRIET loolee nag gannaaw ay weer a ngi ni fukki fan ak juróom ñett ci weeru mai atub 2021 gii nii tegoon nañ loxo ab conteneur bu nga xamante ne suukar su bëri moo ca nekkoon ca République démocratique du Congo moom ba léegi xamaguñu turuk ki
wala bokk ab bi ñu leen joxoon ultimatum 72 heures te mu jeex altine gi ñu weesu ñi nga xamante nag ñoo di confession religieuse yi maanaam ñi bokkee ci diine yi te di ci dugal seeni loxo ba léegi jubóowuñ ci ab candidature Denis Kadima mi nga xamante ne dañoo jàpp ne dafa jege ña féetewoo ca nguur ga maanaam dafa jege présidence de la République ca li bi lañ koy jeexalee ak élection législative yi nga xamante ne toxal nañ ko ba janvier atub 2022 loolee ki ka xamle moo di ki yor kàddug parlement ba législative yooye fas yéene am weer gannaaw présidentielle ba nga xamante ne ñu ngi ko jàpp ba léegi ñaar fukki fan ak ñeenti weeruk décembre ñaari wote yooyu nag ñoo waroon bokk bés bi ñu leen di organiser foofu ca Libye. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu ngi lay gërëm.